Mama Khadija Bay Masajono 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 Mama Khadija Bay Masajono 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 You sorry Naku tanga bi Yangi yenu sanjay Diakan saborom You sorry Naku tanga bi Yangi yenu sanjay Jubal sa palas bu You sorry Naku tanga bi Yangi wulo yone Matijite Naku tanga bi Yangi yenu sanjay Diakan saborom You sorry Naku tanga bi Yangi yenu sanjay Jubal sa palas bu You sorry Naku tanga bi Yangi wulo yone Matijite Mam li woro no siman sonye we mane basma Mam li woro no siman sonye we mane basma Bilay masajono Sanya botoy Yow dal masajono Siyagi nga ya sanya botoy Ni bay wolen fate wolen Yangi wutalu len Teraloy, 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 teraloy Teraloy Bay wolen fate wolen Yangi wutalu len Sagaloy, 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 sagaloy Sagaloy Masajono Yode mau Khadija Bay Masajono 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 mbokk xarit yi asalaamaaleykum wa rahmatullah ñu ngi leen di nuyu fi ñu leen daan nuyoo alxames ju jot ci waxtu wi ci seen rajo bi di sunu kër FM la première radio africaine de Los Angeles ñi di dégg kàddoom di Seydina Omar Ba ma di leen dikkee seen chronique bi di waxtaane sunu réew jégalu bu baax nag alxames bi passé ay yitte ak
teq-teq moo taxoon mënuma ko matal maa ngi leen ci jéglu bu baax a baax aduna moom noonu la léeg-léeg da ngay man léeg-léeg nga télé léeg-léeg nga am jot léeg-léeg nga ñàkk ko waaye ñu ngi fexe rek saa bu ñu amee jot wala it ñu wutal ko temps boo xam ni saa bu jotee rek ñu def ko kon loolu ñu ngi ci jéglu bu baax a baax maa ngi leen nuyu yéen ñëpp ku ci nekk turam ak santam fu mu nekk ci àdduna bi fu sénégalais nekk maa ngi ko fay fekk di ko jox loxo di ko ñaanal yàlla jël la muy wut teg ko ci loxoom yal na yàlla sutural ñu yal na yàlla dëgëral ñu yal na yàlla kattanal ñu ba lépp li ñu am yéene wala lu ci bari bokk mu sotti ndax àdduna moom moo tëddee noo xam ni li nga yéene lépp jafe na nga mën koo matal ndax yéene ba am ko jàll beneen taxaw mag mu baax dafa doon wax ni na ngeen def ndànk ci àdduna ndax àdduna mooy bërëb boo xam ni foo ci dëgmalee mbir wala jafe-jafe ba yanu ko teg ko ci suuf beneen ñëw taxaw ci sa kanam kon loolu mooy àdduna mbir nag boo ko séenee muy ñëw mën naa rëy ci yow waaye boo ko yëkkatee ba teg ko ci suuf ba jàll léeg-léeg sax nga laaj sa bopp ne lu taxoon ma jàppe ko noonu alors que nii la yombe alors que déedéet àdduna du noonu loo dëgmal rek léeg-léeg dafay rëy ci yow waaye nañu wéeru ci yàlla saa su nekk xam ni yàlla mi bind àdduna moo bëggul àdduna jag waaw ñun ñii fi mu fi yónni nag dafa am lu mu ñu fi defloo dafa am lu mu ñu sant ñu dox mission boo xam ni bu fekkee dañ ko réere rek mooy waral problème yu bari ngay gis tant sur le plan social sur le plan économique sur le plan politique aussi ndax nit ki su fekkee xamul li ko indi ci àdduna d'abord wala mu fàtte ko fu mën a nekk niveau bu mën a nekk de responsabilité du xam lam fa war a def parce que mission première bi ñu yàlla doxloo ci kaw suuf moom mooy déteindre ci mission yi ñuy dox ci suñuy position ak ki suñu liggéey ak ki ndomba tànk yu ñu jox wala responsabilité yu ñu jox damay faral di wax ni doomu aadama dafa am mission bu ko indi ci kaw suuf yàlla moo ko indi ci kaw suuf ngir doxloo ko mission boobu waaye mission boobu dafa am lu ñuy wax ay sous-mission SOUS tiré mission sous-mission yooyu matal ko wala dox ci li ñu war mooy tax suñu soumission à Dieu mën a mat walaay ma xam ngeen li ma bëgg a xam déet waaye mission bu mag bi ku ci nekk da nga cee am ay mission sous-mission yooyu matale ko wala taxaw ci def ci yitte mooy tax sa soumission à Dieu mën a mat wala yàlla mën ko nangu yàlla li muy nangu nag moo ko xam waaye daf ñoo teg ci yoon woo xam ni daf ñoo wax ni fii bu ngeen fi jaaree li ngeen bëgg di ngeen ko am kon mënuñoo am li ñu bëgg te jaaruñu foofa li may wax nag dama koy wax ndax dama ko gëm ndax jullit laa te ñàkkul ñi ëpp ci ñi may déglu bu ñu dulli jullitit gëm nañu yàlla loolu moo tax li may wax ma jàpp ni dinañ ko xam àdduna nag dafay loo xam ni dafa am fu mu tàmbalee ci ñun nit am fu mu yem yàlla rek moo amul fu mu tàmbalee amul fu mu yem waaye ñun suñu dund dafa am fu mu tàmbalee am fu mu yem loolu nag daf may balaa maa dugg ci waxtaan wi te loolu sax mooy objet waxtaan wi tey kon balaa maa dugg ci waxtaan wi ma yëkkati njaal teg ko ci loxol Sénégal gépp maa ngi koy teg ci loxol Sénégal gépp képp kuy sénégalais maa ngi yëkkati njaal mu sell di ko teg ci sa loxo ci génn àdduna kii nga xam ni mooy Sëñ Abdul Aziz Sy Al Amine nga xam ni tur wi rek daanaka prédestination la waaw dakantal wiñ ko jox muy Al Amine prédestination la Al Amine mooy ku ñu wóolu ki ñu wóolu nga xam ni depuis bi nga xamee ni mat naa am ay responsabilité ci la ko ay magam wóolu
ñi fi toog xalifa Cheikh Seydil Hadj Malick ñëpp nangul ko loolu nangu ni kii kat au-delà même de mu nekk porte-parole kër gi am na taxawaay boo xam ne am na maturité boo xam ni am na engagement boo xam ni am na carrure boo xam ni war naa mën a tax ñu wóolu ko ci li ëpp solo ci li ñuy dox ci tariqa bi ak ci diine ji. bu weesoo loolu bu weesoo Sénégal gi may jaale ma jaale kon jullit yi umma islamique bi yëpp ndax ki nga xam ne mooy Serigne Abdou Aziz Al Amin taxawaay bi mu amoon ci diine au-delà même de tariqa bi nga xam ne mooy tariqa Cheikh Seydil Hadj Malick tariqa Tijani kon ma yaatal tariqa Tijane au-delà même de tariqa Tijane doon na dox tànk yu rafet ci diggante këru diine yi ci réew mi kenn mënul ni Cheikh Abdoul Aziz Al Amin mus naa yëkkati kàddu gu ñaaw teg ko ci kërug diine wala kilifa diine weneen yoon wudul yoonu Tijane bi moom sax booy xool il était plus exigeant beaucoup plus exigeant par rapport ak ñi nga xam ne ñoom la bokkal tarixa cheikh bi bari na lu mu daan wax di yëkkati kàddoom di métitlu wala muy recadrer ñim koy waxal mooy ñi nga xam ni ñoom la bokkal tarixa cheikh bi loolu dafay wane la grandeur d'un homme ndax mënoon naa gën a yomb ci moom muy épargner ñi nga xam ni ñoom la bokkal tariqa di dal ci kaw ñeneen am na ñu koy def te bu boobaa it dañ koy classer kon ñi ñu classer fi ñu classer ñooñu rek kon mitit wi nga xam ne Sénégal am na ko ci génn àddunaam comme yaakaar naa Sénégal du ko am waaye li tax mu metti ñëpp def tiis wu rëy rëy ci Sénégal gépp loolu jëfam la mbokk yi jëf dafa am solo aw askan aw xeet origine cosaan loolu lépp du tax ñuy fàttaliku nit en réalité li tax nit jóge fii ñu di ko fàttaliku mooy ay jëfam li tax nit nga gis ko rek sopp ko mooy ay jëfam li tax it nit nga gis ko rek soppoo ko loolu ci ay jëfam la jëf nag dafa lëkkaloo ak jikko li tax ñuy sopp nit ak di ko bëgg ak bu fi jógee mu metti ñu ak buñ ko gisul mu manqué ñu loolu ci jëfi kooka la jëf yoo xam ne jàpp nañ ni keneen du mën a jëf lu ñu toll wala dina jafe keneen jëf lu ñu toll loolu moo tax Sénégal gépp di jooy Serigne Abdoul Aziz Sy Al Amin loolu daf ñuy jàngal lan mbokk yi daf ñuy jàngal ni aw sant taxul nit a baax aw askan taxul nit a baax ab juddu taxul nit a baax aw xeet taxul nit a baax nit li tax ñu juger ko en tant que nit ku baax mooy lu mu jëfal askan wi mu bokk lu mu jëfal société bi mu bokk lu mu jëfal aveniru réew mi mu dëkk loolu rek la nit ñi mën a seere ci doomu aadama ndax li ci des muy xoolu doomu aadama bi loolu yàlla moo ko xam yàlla moo koy juger yàlla mayul kenn muy dox digganteem ak jaam bi ci googu wet waaw li nekk ci xolub jaam bi yàlla moo ko xam yàlla moo koy juger waaye léeg-léeg nga gis nit jëf sax ci jëf joo xam ni ju rafet da nga mën a am yaqin ni sa xol dina la mën a jox ni kii nit ku baax la kii xol bu rafet la yor loolu sans hésitation dañ koy nangul Serigne Abdoul Aziz Al Amin ñeme lu metti ñeme dëgg fonk liggéey fonk jaamu yàlla fonk jaami yàlla yi fonk kilifa diine yi fonk ñi yor réew mi ci wàllu aada ci wàllu état fonk ndaw fonk mag fonk góor fonk jigéen loolu lépp la Serigne Abdoul Aziz Al Amin boole woon ba fuñ ko tuddee rek xel yépp dem ci ki nga xam ni mooy le rassembleur mbokk yi kooku buñ ko ñàkkee yaakaar naa tiis wu rëy moo dal ci suñu kaw waaye Serigne Abdoul Aziz Al Amin ñàkk nañ ko ginnaaw tamit bi ñu ñàkkee ñeneen ñoo xam ni mën naa ci cité
Cheikh Ahmed Tidiane Sy Al Maktoum mi nga xam ni moom la wuutu woon ci xilaafa gi rendre naa ko fii hommage wax ni c'était l'un des plus grands intellectuels de notre époque kon perte nañu Sénégal perte na ko mel noonu umma islamique perte na ko mel noonu adduna perte na ko mel noonu waaye Sénégal nag ñoom ñoo gën a ñàkk ndax kii may wax sénégalais la ci Sénégal la gane adduna fi la màgge fi la yaroo fi la jëfe lim fi jëf ñëpp tekki seen bët avec humilité waaw bu ñu nee Al Amin rassembleur la bu ñu waxee Cheikh Ahmed Tidiane Sy dañuy wax ni moom li ko caractérisé woon mooy humilité jëf te boolewu ko ak wax ba ci mujjug dundam mujj na kenn xamatul wala boog public bi xamatuñu ci lu mu nekk teewul saa su nekk muy jëf loo xam ne ñu ngi ciy teg suñu bët wala teewul saa su nekk li mu fi jëf bàyyi ko fi muy ay bind muy ay jàngale muy ay actes yu mu posé ay mbooloo ñu ngi ciy sukkandiku di doxal seen dund seen adduna kon ku am humilité ba noppi am une carrure internationale moom la ñu njëkk a ñàkk lu jiitu sëñ Abdou Aziz Al Amin lu jiitu sëñ Abdou Aziz Al Amin aussi ñàkk nañu sëñ Moustapha Cissé mu pire nga xam ni moom aussi bien ci côté diine ji ak ci côté état amoon na ci taxawaay boo xam ni ak équilibre boo xam ni jafe na nit mën koo am am personnalité bu mat sëkk ci diine am personnalité bu mat sëkk ci doxalinu état defe naa ñi ko yàlla may bariwul te kooku ñàkk nañ ko ci 2017 bi muy koo xam ni xam-xamam ak carrièream moom itamit ak itam humilitéem ak staturam wax dëgg yàlla bi ñu ko ñàkkee xam nañ ni Sénégal ñàkk na ku mag a mag ñu doole ci itam ñàkkaat ku ñuy wax sëñ Abdul Fattah Mbacké nga xam ni mooy doon xalifa sëñ Cheikh Mbacké Gaynde Fatma sëñ Abdul Fattah bari nañ ñu ko xam ginnaaw bi mu génnee àdduna ñu bari xamuñu woon ni moom mooy xalifa sëñ Cheikh Mbacké Gaynde Fatma ndax ni mu effacé woo ndax ni mu fonke liggéeyu boppam boo xam ne ci la façon yéeni dund giirug dundam waaw mu sa nangoo dépendre ci kenn ba jàng jotee dafa dem jàngi la mu war a jàng am xam-xam ba am compétence ba am expertise ba dem liggéeyi loola ngir ñàq tedd mu ñàq jariñu nga xam ne moom la ñu diine sant suñu diine ni bu ñu dépendre ci kenn nañuy fexe saa su nekk di fàggu li nga xam ne moom la ñuy dunde loolu mooy may nit indépendance mbokk yi indépendance bi ñuy coow di ko wax sur le plan individuel et sur le plan collectif et sur le plan national li koy maye mooy am sa autosuffisance loolu mooy maye indépendance waaye bu fekkee li ngay dundee à chaque fois yaa ngi ko yaakaar ci keneen kooku tu es toujours dépendant de cette personne ou de cette entité ou de cette structure ou de cet état ñun ñii sax nga xam ne ñoo nekk ci réewum Sénégal bu fekkoon li ñuy dund lépp li ñu war a dund lépp dañ koy xaar ci état ñun duñu mën a am indépendance wax état dëgg rawatina nag su fekkee ñenn ci état bi ay nit ñoom ñoo ñuy jox lu ñu dundee ku ëmb sa sànqal ëmb sa sutura loolu la wala wax loolu à tous les niveaux mbokk yi da ngeen koy xool à tous les niveaux au niveau individuel au niveau du quartier au niveau de la maison au niveau social au niveau national au niveau maanaam niveau boo jël domaine boo jël rek lii may indépendance mooy nga fexe ba fàgg loo xam ni yow ci ngay mën a dunde di ci dundal sa njaboot loolu soo ko deful ku la ko defal rek xamal la manal la waxal la teelaa wax aussi dëgg waaw ndax ku la xamal manal la mënoo ko wax dëgg ku la manal mënoo ko wax dëgg ki nga xam ni su la joxul doo lekk wala sa njaboot du lekk
kooku mënoo koo wax dëgg donte mu ngi ci jalgati yu kenn mënu la naa table kon sëñ Abdou Fatah bokk moom tam ci ñi nga xam ni Sénégal ñàkk na leen ci 2017 bii te mu bokk ci ñi symboliser le travail waaw Al Amin le rassembleur Cheikh Ahmed Tidiane l'humble sëñ Moustapha Cissé bu Pire kooku moom dama naan le diplomate waaw le diplomate parce que diplomate la woon de fait nga xam ni daf ko xam jàng ko waaye diplomate la woon aussi ci ni mu concilier dégg nga doxalin wi mu daan doxalinu état ak doxalinu diine ji benn yóbbulu ci moroomam dara benn yàqu ci moroomam waaw loolu kooku ku am équilibre moo ko man ku am diplomatie moo ko man ñu ñëw ci sëñ Abdou Fatah liggéeykat bi waaw koo xam ni il a toujours tenu à son indépendance mbokk yi ñeent ñooñu mënoon nañ cee yem tey waaw ndax ñu ngi ñàkk ñeent ñoo xam ne ku ci nekk caractéristique bi la li la caractériser waaw li la caractériser am réew mënu koo ñàkk waaw li ñuy laaj nag mooy ndax ñun jànge nañu ci loolu ci seen génn àdduna ñoom ndax jànge nañ ci loolu ndax jànge nañ ci ni lu ñu ñàkk la te dañ ko munta ñàkk waaw ñàkk nañ loo xam ni mënuñu koo ñàkk en fait maanaam am na ñoo xam ni ñu mel qualité yi ñu am ak carrière bi ñu am réew mënu koo ñàkk te pourtant ñooñu dem nañu néew ma ñeneen ñu ni mel amu fi de waxuma loolu dama ni am réew bu dara dalee ci kawam daf cay am ay jàngat yu mu ca def au-delà de l'émotion au-delà des témoignages au-delà de la tristesse dafa am lu ñu war a jànge ci yu demee nii ndax ñi ñu wax ñëpp ku ci nekk ci ñoom bi mu fi jógee seere nañ ci yow loo xam ni buñ ci doon wax suba ba ngoon du jeex te loolu lépp seeni jëf moo leen ko may waaw seeni jëf moo leen ko may ndax ñoom ñii ma wax ñëpp bokkuñu sant mbokk yi ñaar ñoo ci bokk sant muy sëñ Abdou Aziz Al Amin ak Cheikh Ahmed Tidiane Sy ñi ci des kii Cissé la sant kii Mbacké la sant am na ñeneen ñu sant neneen kon ñoom bokkuñu askan xëy na bokkuñu xeet wala ñenn ñoo ko ci bokk bokkuñu sax cosaan léeg-léeg li ma bëgg a indi foofu mooy ku ci nekk ci ñoom am nga famille boo bokk waaye famille bi nga bokk taxul bi nga fi jógee ñu def témoignage yooyu ci yow déedéet dafa fekk ni yow da ngaa liggéeyal sa bopp liggéeyal sa njaboot liggéeyal société bi liggéeyal réew mi loo xam ni moom lañ lay fàttalikoo loolu moo am solo mbokk yi li ñu war a jàng ci lii mooy ku ci nekk ci ñun di nga fi jóge te dinañ nettali li nga fi nekke woon nit ñi kenn moomu leen lu baax dinañ ko wax safaan aussi dinañ ko wax kon nag li am solo mooy comme xamuñ kañ lañ fiy jóge nañu fexe ba li ñu fi nekkee mu amal njariñ askan wi niveau bu ñu nekk nag tey nag du ma dugg lool ci wàllu politique déedéet damay bëgg ñu waxtaan ci leneen léeg-léeg ci ay qualité ci ay valeur ci ay doxalin ci ay comportement yoo xam ni loolu moo war a yóbbaale politique waaw politique c'est pas une fin c'est un moyen waaw ay nit su fekkee ni dañoo am yenn qualité yu baax yoo xam ni moom mooy amal njariñ société bi su fekkee ni ñoom jóg nañu engagé wu ci politique loolu mën naa jariñ réew mi bu boobaa politique day nekk lu noble loo xam ni day nekk entre les mains dafay nekk moyen boo xam ne day nekk entre les mains des gens vertueux yoo xam ne ñoom seen objectif mooy jariñ askan wi kon ndekete li ëpp solo mooy suñu comportement ñun suñu bopp suñu nekkin suñu mentalité suñu jëf suñu intention li ñu yéenante ci suñu biir li ci suñu xol loolu yëpp mooy lan mooy nit ki la ñuy waxtaanee tey waaw sénégalais bi kan mooy sénégalais ban sénégalais la ñu bëgg ak ban sénégalais moom moo mën a jëmee Sénégal kanam loolu waxtaane guñ ci mbokk yi responsable ko si daf koy wax saa su ne te naan xamaguñu ban Sénégal la ñu bëgg xamaguñu tam ban sénégalais moo ñuy may Sénégal bi ñu bëgg soo xamul Sénégal bi nga bëgg xamoo ban sénégalais moo lay may Sénégal bi nga bëgg di nga yàgg fi nga taxaw waaw
di nga fa yàgg te yàgg taxaw nag am na lu muy jur yàgg taxaw da ngay dem ba toog wala xamoo foo jëm nga delluwaat fa nga jógoon kon dellu ginnaaw rek la lay jural waaw yàgg taxaw ci benn barab dellu ginnaaw la lay jural waaw su fekkee da ngay dox ba yàgg nga taxaw fenn te yow dox moo la war kon yow yàgg foofu dellu ginnaaw la lay jural waaw kon nag nañu xam ban Sénégalais lañu bëgg xam aussi ban Sénégal lañu bëgg Sénégalais boo yeewoon ni ko pëkk-pëkk ni ko ban Sénégal lañu bëgg du la ko wax politicien bi gën a kawe ci réew mi boo ko yeewoon suba ni ko ban Sénégal lañu bëgg du la ko wax mën na ni la programme nangam Sénégal nangam 2035 nangam mais loolu du Sénégal bi ñu bëgg déedéet Sénégal bi ñu bëgg dafa war a doon une histoire boo xam ni dañ koy raconter même à l'école di ko raconter ci kër yi di ko raconter ci famille yi di ko raconter ci cercle yëpp nga xam ni ce sera un discours presque unique boo xam ni moom la ñuy raconter les jeunes générations pour ñu imprégner wu ci loolu pour ñu xam ñun kat en 2050 par exemple ou en 2070 nii kat la ñu bëgg Sénégal mel ni mais mbokk yi communauté yu ci bare bari yu siiw yi nga xam ne dañoo am doole ak réew yi nga xam ne dañoo am doole lu ci réew tas wala lu ci réew bari ay nit mën nañu laa wax koo ci yee mu cosaanoo ci réew ma mën na laa wax ana lan la ñu bëgg waaw nan la ñu bëgg réew mi mel ni ak fii lan moo fii la constante naan le rêve américain loolu ku ne dégg na ko ñoom nu ñu gisee doxalinu réew ma la nu ñu gisee seen avenir la loolu dafa war a am ci réew mu nekk société bu nekk dañoo war a def c'est comme ça qu'on fait nation faire nation c'est partager un certain nombre de valeurs certes mais aussi un certain nombre d'objectifs une vision commune te vision bi nag mënul nekk une vision politique uniquement parce que bu fekkee ne dañ ko lal ci politique rek il y aura autant de visions que de partis politiques ou d'hommes politiques ou de femmes politiques loolu ce n'est pas ce qui va nous sortir de l'ornière déedéet dañ koy jaawale léeg-léeg da ngay dégg ku naan la diw amul vision mais au-delà des visions particulières au-delà des visions politiques am na ñu gënante peut-être vision mën na gën baax mais dafa am wala dañoo war am une vision nationale boo xam ni ce n'est pas un rêve ce que je dis là parce que ñàkk koo am moo tee ñu dem une vision largement partagée même su fekkee am na ci yoo xam ni d'accorduñ ci mais le minimum le socle minimum dañ ko war a d'accord quand les intérêts du Sénégal sont en jeu par exemple loolu vision biñ ci am ci Sénégal ñun ñëpp moo war a taxaw boo ko defee ñun ñëpp ñu rassemblé wu li tax mënuñoo rassemblé wu à chaque fois que nos intérêts sont en jeu mooy les visions sont particulières ku ci nekk sa intérêt ngay xool ku ci nekk sa bopp ngay xool ku ci nekk da ngay fëgg sa dënn ni man sama vision moo baax vision que le baaxul alors qu'il y a une vision nationale boo xam ne on n'y a pas travaillé te boobu moo war a rassembler tout le monde loolu c'est le socle commun bi nga xam ne ci la ñu war a taxaw pour mën a jëm ca kanam li fekk defuñu ko nag à chaque fois qu'il y a un problème lu mën a dal ci kaw Sénégal mën nañ ko naqarloondoo waaw mais day jàll day passé parce que li ñu dal ci 2017 bi nga xam ne ñu bari génn nañ fi àdduna des hommes de valeur génn àdduna ñi ma ci cité nii mënoon naa ci cité ñeneen mais damay bañ mu gudd mais li ñu dal nii bu fekkonte ni am nañu une vision nationale un minimum de sentiment national du yam ci ab dëj rek du yam ci tristesse bi rek du yam ci communion de circonstance bi rek ma gis politiciens yëpp daje fee ñëpp di wax jàmm di ko def bu ñu fa jógee ñoom ñëpp tas ku nekk di waxaat sa morom lu mel ni xeme loolu li tax mu mën a am mbokk yi mooy nous ne nous retrouvons que de façon circonstancielle waaw maanaam dañuy daje rek léeg-léeg bu dara xewee ñu dajeendoo xam ni kat yëgandoo ni kat ñun ay sénégalais lañu ñu dajeendoo yëgandoo ko doxalandoo ko dem alors que loolu li muy symboliser mooy suñu ñàkk a partager un certain nombre de valeurs communes
ndax lii ma wax ni moo caractérisé ñi fi bàyyi ko bu yàggul c'est des piliers boo ci jël caractéristique boo ci jël dafa nekk pilier boo xam ni mënu la ñàkk ci doxalinu réew waaw mënu la ñàkk ci doxalinu réew kon nag boo gisee sénégalais yépp bokk mel ni ñu yëgandoo mbir mi cela veut dire que quand même il reste un fond boo xam ni dañ ko exploité wul dañ ko mettre wul en valeur mais il y a un fond boo xam ni mën nañ ci bâtir un avenir meilleur pour les générations futures mais ça nous échappe de plus en plus waaw ça nous échappe de plus en plus parce que dañuy concentré wu ci li ñuy diviser plutôt que ci li ñuy réunir waaw loolu message bu mujj bi Sëñ Abdou Aziz Al Amine joxe loolu la waaw nañuy gën a focaliser wu ci li ñuy boole plutôt que ci li ñuy diviser waaw division nag ku nekk mën na koo def di semer les germes de la division mu jig la ba mu des ñi nga xam ne ñoom la ñu dénk doxalinu réew mi waaw semer les germes de la division weesuwul ni coûte que coûte objectif bii sur le plan électoral am naa ko te kenn mënuma koo tee atteindre loolu c'est semer les germes de la division et de l'éclatement du pays au moins sur le plan politique damay faral di wax ni lii xew ci réew mi ci wàllu politique li ñu fiy def ci wàllu politique li ñu fiy waxante li ñu fiy defante li ñu fiy njuuj njaaj ci wàllu politique lu ko gën a tuuti taal na ay réew yu baree bari mbokk yi kon nañu xam ni am na leneen lu téye Sénégal loo xam ni c'est plus lu gën loo xam ni c'est plus national c'est plus commun c'est un socle boo xam ni moo téye Sénégal waaye socle boobu mbokk yi dama foog ni dañ koy soofantal am na ñu ni socle bi wàllu diine la ñeneen ni leneen man duma wax loolu dama naan loolu peut-être diine am na ci solo naturellement mais histoire la c'est toute une histoire waaw lu jëm ci wàllu diggante pël yi ak séeréer yi ak diggante séeréer yi ak wolof yi ak jolaay noonu ñuy waxante ci seen biir ay lu ñuy wax cousinage à plaisanterie mais loolu diine indiwu ko fi mbokk yi loolu diine indiwu ko fi diine daf ko fay fekk diine fekk na fi leneen fekk na fi ngor fekk na fi jom fekk na fi fulla fekk na fi fit te yooyu yëpp diine daf ko gërëm waaw muy diine l'islam nag muy diine catholique waaw monothéisme bu mu doon dafa gërëm comportement yuy ma lim léegi kon daf ko fi fekk kon Sénégal buñ ko réduire ci te loolu dama ci attirer attention bu baax a baax parce que léeg-léeg nga dégg ñu ni mag ñi ñaan nañ fi dara du fi xew mais ñaan dafay dajeek amin waaw bu ñu la ñaanalee da ngay wax amin li may wax nag c'est simple mais wax amin du wax rek du wax rek déedéet waaw amin du wax rek jëf la bu fekkee da ngay wut jàmm te saa yoo xëyee di dox ci loolu lay xañ jàmm di ko xañ say dëkkandoo di ko xañ waa koñ bi ku la mën a ñaanal jàmm tamit jàmm moom doo ko am waaw bu fekkee yow da ngay bëgg jàmm di wut jàmm ne nga jàmm nga bëgg ba pare saa yoo xëyee di dox ci loo xam ne lii day toxal jàmm ci dëkk bi di toxal jàmm ci réew mi di toxal jàmm ci quartier bi yow moom doo am jàmm te amaana sax bu ko ñu bari defandoo réew mi mën naa ñàkk jàmm mbokk yi ñaan dafay war a ànd ak amin bi nag mooy ñu comprendre ni ñaan yooyu dafa war a am ci lu mu lalu muy ci comportement bu baax ci xol yu rafet ci sincérité ci liggéey ci jom ci ngor ci fit ci fulla loolu mooy tax li nga la ñaanal mën a am bari na ñu wolof dafay wax ni liggéey ndey añu doom loolu am na ñu koy contester sax waaye man fi ma gis-gis bi ma ci am mooy dafa wolof daf ca teg ni liggéey ndey añu doom waaye bul ndey liggéeyee te doom gontuwul doom doo am dara waaw gont bu sa yaay xëyee liggéey yow da ngaa war a gontu liggéey ngir nga mën a am loolu buñ génnee ci cadre ndey ak doom
bu ñu ko indee ci sur le plan national dañuy wax ni héritage bi nga xam ni moom la ñu fi bàyyil mu un héritage fabuleux boo xam ni du héritage yu kese parce que dafa am lu ko fondement dafa am ay ñaan yu ci ànd dafa am liggéey bu ci ànd c'est toute une histoire tout un syncrétisme loolu bu ñu ko xamul ñun déjà waaw bu ñu ko xamul déjà mënuñu ko téye te bu ñu ko téyewul dinañu rëcc te suñu responsabilité mooy ni ñu ko joxe buñ ci mënta yokk aussi ñu man koo bañ a wàññi waaw te ku yokkul da nga wàññi kon mbokk yi ngir bañ a guddal loolu laa ni woon dinaa ko waxtaan ak yéen tey muy loo xam ni waxtaan la comme ni mu tudd waxtaan la sama xalaat rek laa ciy wax yéen itam am ngeen ci xalaat di jégglu bu baax a baax bu fekkee kàddu gi wax na fi loo xam ni waxul ñu ngi leen di sant bu baax a baax di leen gërëm ci teewlu bi di ñaan yàlla ñi nga xam ne bàyyeekoo nañ fi ci 2017 bi ak fii may wax ak yéen ñi fi bàyyikoo ak ñi fi bàyyikoo ëllëg yal na leen yàlla xare àjjana yàlla yërëm leen te teg loxoom ci njaboot gi ki nga xam ne mooy sëñ Aboubacar Sy Mansour muy ku ma sopp lool wax dëgg yàlla nga xam ni moom la yàlla teg ci yoonu Tijaan wi ci kër Cheikh Seydil Hadj Malick yàlla ko yàlla woyofalal yan bi yàlla xamlooñu li ñu indi fii yàlla xamlooñu lan mooy suñu mission yàlla musal ñu ci noono yàlla musal ñu ci yàq yàlla musal ñu ci arrogance yàlla musal ñu ci lépp loo xam ni buñ ko defee wala ñu sax ca suñu réew mën na caa doxe naax say ñu ngi leen di sant bu baax a baax di leen gërëm di leen ñaanal jàmm di ko sàkku ci yéen di leen dig daje alxamis bii di ñëw bu ci yàlla àndee asalaamaaleykum wa rahmatullah jërë ngeen jëf. Mama Khadija Bay Massa Jono Massa Jono Massa Jono Mama Khadija Bay Massa Jono Massa Jono Massa Jono naaj bu tàng bi yaa ngi yennu sa njaay di yaakaar sa borom yow soo xëyee naaj bu tàng bi yaa ngi yennu sa njaay jubal sa palaas ba yow soo xëyee naaj bu tàng bi yaa ngi wulloo yónnee ma tijjiite naaj bu tàng bi yaa ngi yennu sa njaay di yaakaar sa borom yow soo xëyee naaj bu tàng bi yaa ngi yennu sa njaay jubal sa palaas ba yow soo xëyee naaj bu tàng bi yaa ngi wulloo yónnee ma tijjiite mam li wóoroon na si man soo ñëwee ma ne baas ma
mam li waroon na si man soo ñëwee ma ne bas man bilay mat sa coono si yëgg nga yaa sa njabootoy yow daal mat sa coono si yëgg nga yaa sa njabootoy ni bàyyi woleen fàtte woleen yaa ngi wutalu leen teraloy 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 ni bàyyi woleen fàtte woleen yaa ngi wutalu leen sagaloy 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 Masa jono yore mau kandi jabai Masa jono Masa jono Masa jono yore mau kandi jabai Masa jono Masa jono Masa jono yore mau kandi jabai Masa jono Masa jono Masa jono yo de mau kandi jabai Masa jono Masa jono Masa jono yo de mau kandi jabai Masa jono Masa jono Masa jono yo de mau kandi jabai Masa jono Masa jono